yi jot na ci wolof Fatou Kiné Deme lañ ci àndal Fatou Kiné maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax Aram Touré xibaar yooyu nga wax la ca gën a fës gannaaw bàkk bi lay doon. jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax mi ponk yi ci gën a fës bokk rek ci doomu aadama yi ñu denc ci sëg yu Pikine ak yu Yoff lim nga jéggi dayoo ëpp na fukki junni ci atum 2020 loolee nag lañu wàññi mu ëpp foofu bu ñu ko méngalee ak atum 2018 dem na ba ci ñett loolee lañu nemmeeku waaye tax na nag ñu def taxaw seetlu ci sëg yi ak ñi nga xamante ne ñoo ko yore ñu ne mbas mi moo fa jaar ay jafe-jafe képp la ñuy dund naka la ñuy def rek ba nga xamante ne ñoom ñooñee nag dinañ mën a nekk ci anam yu mucc ayib la ca gën a yemit bokk na ci néew yi ñu leen indil duñu xam ndax mbas mee leen yóbbu ak wala sax boog leneen moo leen yóbbu tolluwaayu mbas moomu tamit gis nañu ne bisub tey jii téeméer lañu ak fanweer ak juróom-ñeent la ñuy wàññi ñu bokk ci wàllante googu ñu xamul ëpp nañu mbaa sax ñu toll ci juróom-ñeent fukk ak juróom dinañ bas des ba tey ci wàllu mbas mi wax nag ci président Macky Sall ak kàddu yi mu yëkkati ngir ñaax askanuk Sénégal ñu bàyyi xel bu baax a baax ñi fi bàyyeekoo ndax mbas mi loolee nag mu mel ni acteurs yi yëngu ci wàllu ko wér-gu-yaram tamit ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax ndax jàpp nañ ni waxtu bi jot na sëkk nag ngir mu wax ak askan wi li nga xamante ni mooy njeexitalu at mi ñiy liggéey kër docteur ana naka la ñu koy dundee rawatina ak ñi nekk ci centre de traitement ñeel mbas mi doxantu nañu ba ci hôpital général Idrissa Pouye bu Grand Yoff personnel médical ba nag daanaka ay bisa ngi nii demuñu seen i kër ña ngay def seen kéemtalaay kàttan lu mu ci mën a doon liggéey bi moo ci ëpp solo naam sax xam nañ ni fi mu ne nekk ak sa njaboot lu baax la waaye tamit faaw ñu bàyyi xel ñi nga xamante ne nii ñoo amee mbas mi wàllu ko taarix dinañ ci taxaw ni ki tey jii daal di rek delluwaat ci mbirum Koledara ñu gën koo xam Koledara ñu gën ko xam nag ci bal populaire yooyu ñu doon def xam ngeen ni ak musique yi nga xamante ni musique yu yàgg la Maymuna Njaay tey jii moo ñu yëral yenn kon ci yooyu musique mbokki ponk yaa ngi ni bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax mi ñu doore ko rek ak ni ñu ko junjee woon sànq ci ndoxteel li muy doomu aadama yi nga xamante ne denc nañu leen ren ci sëg yu Pikine ak yu Yoff rek ba ñu ko xaymaa daal ëpp na fukki junni ci atum 2020 mu ëpp lool nag atum 2018 ndax dem na ba ci ñett rawatina ak ñu jàpp ne sax xëy na ay tuut tànk lañ ñuy doog a juddu te indiwuñu bakkan téeméer boo jël nee nañ mat nañu fukk doxantu nañu nag ba ca sëg ya xool ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy yore ana lu ñuy dund ci jafe-jafe rawatina ak mbas mi la ca gën a metti nee nañ bokk na ci ñàkk ràññee ñi mbas mi yóbbu ak ñi mbas mi yóbbul dañu ci ànd ak Abib Faye ak Modou Diop. Le fonds maire de Dalifort, emporté par le diabète, a su réaliser beaucoup d'infrastructures dans sa commune. Ses administrés, tous tristes, pleurent Idrissa Diallo. Que je souhaite, continuons le travail qu'il a entamé et qu'il a laissé ici aussi. Il y avait beaucoup de travail pour Dalifort. Vraiment, je souhaite très bien qu'il place Idrissa Diallo. Continue ce travail. li nga xam ne moo ko yóbbu tey dëgg yàlla la de waaye yàlla béy sa tool Thierno Diallo mooy nit koo xam ne loo ko gën a soxla ci àdduna mu bàyyi. ma ngoog ñuy jéggulu rek kon nekkul loolee lañu doon xaar Abi Faye du ñàkk ngeen am ko ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñu wax ci tolluwaay mbas mi ci bisu tey ji mu toll ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent yoo xamante ne nii kon am nañu ko ci lim googee juróom-ñeent fukk yaak juróom bokk nag ci wàllante googee ñu xamul ni ki démb nag gis nañu ne lu toll it ci juróom-ñeent fukk ak juróom ci aji tawat gi tey ji wér nañu ba génn seen i kër juróom-ñaar la ñu wàññi démb ñu ñàkk seen bakkan dañuy teewlu directeur bi ñu dénk wàllu ko fegu gi di docteur Mamadou Ndiaye mu nekkoon rek kon tolluwaayu mbas mi ñu daal di des ba tey ci loolee ndax gis nañu ne président Macky Sall am na kàddu yu mu ci mujjee yëkkati di sàkku rek ci askanug Sénégal ñu bàyyi xel nag ñi fi bàyyeekoo ndax mbas mi te gën a fonkaat nag tërëni ni jëm ci wàllug fegu gi loolee mu mel ni acteur de la santé yi dégg nañu ko bu baax a baax ci seen gis-gis sax nee nañ jot na sëkk nag ngir président Sall wax ak askanug Sénégal Mamadou Fall Mohamed Dieng. te jamono ji kaawu Covid 19 yi ñu nemmeeku. ak faatu yu bari yi nga xamante ni am na ci bés yu ñu génn war naa tax nit ñi xalaat bu baax a baax xalaat yu xóot loole rek tax na ba wax ji nga xamante ni président de la république yëkkati na ko ñi yëngu ci wàllu wér-gu-yaram
apprécier nañ ko bu baax a baax ñu jàpp ni ab discours la buy sensibiliser nit ñi. discours boobu dañ koy rafetlu bu baax a baax parce que njiitu réew mi ma nga xam ne moom mooy doxal riposte bi dafa fàttali sénégalais ak sénégalais yi dañu war a taxaw temm ku ci nekk pour xeex mbas mi parce que mbas mi tey ñu ngi si fukkeelu weer mais ba jamono ji ñuy wax suñu ndaw ya nga xam ne ñu ngi leen ñuy yónni si gox-goxaat ñu ngi leen yónni si biir kër yi am na ay sénégalais ak ay sénégalais yuy continuer di naan feebar bi amul. à côté am na ay sénégalais ak ay sénégalais yu ñàkk seen bakkan am na ay sénégalais ak ay sénégalais yu ñàkk seen rak seen yaay seen bàjjen seen tante. donc vraiment ñi ngi ñaax askan bi ñu déggu appel boobu respecter mesures barrières yi xam ne feebar bi mi ngi fi. Sénégalais yi war nañ xam ci discours boobu lay jàng ci lenn mu di ni jamono yi ñu toll dafa garaaw lool. am na ay personnalité yu mag yu génn àddina fii ak feneen yoo xam ne ñëpp a leen xamoon ñëpp a leen doon seetaan ñëpp a leen doon gis. mais am na aussi ñeneen ñoo xam ne par ay téeméer wala lu ko ëpp nit ñi xamuñu leen mais Covid bi yóbbu na leen. fàttali ni njiitu réew mi Macky Sall dafa sàkku ci sénégalais yi ñi nga xamante ni rawatina gëmuñu li nga xamante ni mooy faat gi feebar gi di faat mu di coronavirus. ñu fàttaliku rek ñi nga xamante ni coronavirus moo leen faat ak seen i mbokk. muy lu jar a gëm Mamadou Fall ndax tey bu ñu xoolee rek ñuy yëngu kër docteur daanaka nekk ci centre de traitement yi ay bis a ngi nii demuñu rek ci seen njaboot li ko waral mbas mi moo leen tënk ca kër docteur yooyu ndax bëgguñu wàllante ga te ñu nekk nag ci njeexitalu at mi naka la ñu koy dundee ñu ne nag ñu jaral na leen ko ndax fajal leen tax a jug naam sax xam nañ ni nekk ak sa njaboot neex na waaye nag faaw ñu bàyyi xel ñi nga xamante ni ñoom ñoo amee mbas mi doxantu nañu ba fële ca hôpital Idrissa Pouye bu Grand Yoff dañu ci ànd ak Mohamed Samb. gën a yitteel moom médecin bi nga xamante ni mu ngi waaj rek di saytu ñi nga xamante ni ñoo di ñi feebar amee Covid-19 te ñu yóbbu leen ci réanimation ñu ngi fii ci centre de traitement des épidémies bu hôpital général Idrissa Pouye fii ci centre bi nag ñi fiy liggéey di ay fajkat daanaka sax amuñu jot loolee moo waral sax waxi feet nekkul ci seen xel. liggéey bi dafa gën a yokk tu es obligé d'être plus présent chez les patients. et puis patients yu gën a graaw la ñuy am yu nekk yoo xam ne seen nooy dañuy fatt ñu nekk li ñuy wax ci tubaab détresse respiratoire aiguë am problème mu poumon problème mu nooy soxla oxygène nga war leen assister à tout moment. seeti njaboot yi waaw niñ fa doon demee dina wàññeeku lool mais macha allah sas la rek bu ñu nattu la dinañ ko tegeeku incha allah. ñun am nañu ay patients ñi fi nekk donc ñoom il faut que ñu am ñi leen di toppatoo donc ñun suñu liggéey yépp fu mu nekk nii suñu. programme yëpp ci loolu lay tourner daal. situation bi nag nekk lu wuteek li nga xamante ni moom la ñu gis ci hôpital Idrissa Pouye fii ci hôpital Fann infirmières yi ñu dégg suñu micro di ñu xamal ni li leen gën a soxal moo di ñu dimbali doomu aadama yi. xamuñu jour de fête pourquoi parce que jour yëpp ñun on a juré de soigner et de travailler et de servir le peuple donc mënuma wax ne ñun jour de fête dañ koy sentir. fête yi dinañu manqué duñu manqué parce que tàmm nañ ko. c'est un métier qu'on a choisi du coup dañ koy assumer duñu am problème mu tey fête la suba fête la jour bu ñu liggéeyu rek la ñuy considérer suñu fête. je ne le sens pas parce que quand je travaille un jour de fête le lendemain c'est un autre jour et je me repose je fête avec ma famille. lan moo waral kon liggéey bi bari loolu ci ñii di yëngatu ci wàllum faj gi ak personnel administratif yi nekk ci hôpital yi ndax li kaay yokku ci wàllu Covid-19 bi te ñu nemmeeku fan yi moo ko waral waaw mbala déet. première vague bi. dañ daan jël boo positifee dañu daan jël yóbbu la ñu isolé la wala ñu hospitalisé la ci yenn kii donc on avait des malades yoo xam ne dañu fa daan nekk mais amuñu woon signe maladie mais parce qu'ils étaient positifs ñooñu dañu fa daan nekk ba génn ba wér génn ren bi pas dañ changé stratégie bi léegi ci hôpitaux yi ñi nga xamante ni vraiment dañoo feebar am ay li ñuy wax comorbidité maanaam am yeneen jàngoro yoo xamante ne dañ ko amoon avant loolu ñooñu la ñuy jël def leen ci hôpitaux yi. bu dee ni nag ci ñoom fajkat yi dafa am nag ñu ci nama dem féetee lii di fin d'année ak seeni njaboot li gën a am solo te li gën a wóor moo di ñoom ñu def seeni test laata ñuy dem ci kër yi. bu ñu mënee également waaw bu fekkee nit yàgg na fa toog na fa ay semaine te fekk foofu ay Covid la woon boo mënee def ay test balaa ngay dem mu gën. c'est comme kuy voyager booy dañ naan la boo dëkkee dëkk endémique da ngay def test avant ngay dem donc ki nekk ci kër l'hôpital également c'est la même chose parce que mën nga ko am te feeñul mën nga ko am mu feeñ parce que kër docteur moom bu feebaree rek problème day am. ci xeex bi ñeel Covid-19 dañuy faral di fàtte jàmbaaru fàq tëdd yi nga xamante ni ñoo di fajkat yi
ñu nekk ay jàmbaar yoo xamante ni nag lu ëpp si ñoom ren duñu mën a passer fête de fin d'année yi ak seeni njaboot ndax Covid 19 bi moo jël seen temps yëpp. muy gëstu bu am solo Mohamed Samb waxoon nañ ko sànq muy nag limuk ñi nga xamante ne denc nañu leen ren ci sëg yu Pikine ak yu Yoff ci atum 2020 toll na rek booy xool daanaka rek ci fukki junni ak lu tegal ëpp fuuf nag atum 2018 mat na ci ñetti loolee mooy seetlu gi doxantu rek ba ci yenn ci sëg yi xool it ña fa nekk naka la ñuy dundee jafe-jafe ci wàlluk mbas mi waaye li leen gën a metti bokk na rek ci lu ñu mënta ràññee néew bi nga xamante ne mbas ko yóbbu mbaa sax leneen abi fay ci sëg yi lañu fa denc ci ay doomi aadama mu doon lim goo xamante ne takku na fii ci diwaanu Pikine na mu yokkoo jéggi na dayoo. ba bëri dinañ fi denc ay 8 personnes loolu daal xam naa ni moom am na fi quoi te maa ngi jàpp am na benn vendredi boo xamante ni denc nañ fi 17 personnes. almeeru Pikine yi atum 2020 lañuy fi denc ci ay nit toll na ci juróomi junni ak ñeent téeméer ak fanweer ak benn ci ay doomi aadama. janvier à décembre à nos jours ni on a eu 3001 personnes recensé nañ leen ne denc nañ leen fii loolu nag boo gisee day def ñaari yoon ci année bi ñu bu année 2018 mu nekkoon 1460 personnes mu nekk ñetti yoon année bi 2018 nekk ñaari yoon année 2019 muy 1190 yoo xam ne ci année 2019 la de janvier à décembre. ci jamono ji denc fi sa néew doon na loo xamante nit lu jafe lay doon. tendance bi bu continuer dina dem ba denc fi ay nit dina xaw a doy waar. fii yàgg na ci suñuy maam la woon ba léegi te lii lépp lii ci ginnaaw mënoon ñu ko baaxee. li ci gën a yéeme te it ëlëb xel yi moo dik ndaw yu am 0 ba 5 ans la ñuy ñàkk seen bakkan ci ren gi. jàpp nañ ne 4% ren ci li néew yi xale lañ jàpp ay xale la ñu de 0 à 5 ans. diggante góor ak jigéen ñi nag ci li ñuy xayma góor ñi ñoo ëpp gum jigéen ñi fii. almeeru Pikine yooyee bañ fa jógee doxantu dem ca sëg yu Yoff fii ay personnalité yu bari tëdd nañ fi ca atum 1974 ba jon yàllaay tey jii fii ñuy dugg moom mooy bureau gestionnaire bi ki ñu fi fekk mooy Ibrahima Diassi moom mi li ñu ko dénk ci at mi moo di lu toll ci juróom-ñaari junni ak juróom benn téeméer ci ay doomi aadama denc gum nañ leen fii. mooy maanaam dafa doublé daaloon nañu am ay 2000 yeneen année yu weesu mooy ay 2019 2018 2017 ak yenn ba ci suuf ay inhumation yi nga xam ne yi doon dem ba disons ay 10 enterrements. par contre léegi dañuy gis que dafa doublé day dem 20 enterrements. mu doon lim goo xamante nit jéggi na dayoo limuk ndaw ñi am 0 ba 5 ans fii itam noonee la takkoo. daawuloon bari comme léegi waaw bu njëkk ay 5 6 enterrements léegi ñu ngi ci ay 10 enterrements et tout temps mooy ay morne. moom ma nga xam ne li ñu dénk yi léeg almeer tey li ko gën a jaaxal rek bokk na ci jamonoy mbas gi ñu ne ba léegi ñu ngi fay ñëw di denc ay néew waaye. amul benn yoon gu ñu sàlloog digle ya nga xamante ne waaye kër docteur joxe nañu ko ci ñeel booy denc sëb néew. service d'hygiène sapeur pompier gendarmerie yëpp dañu doon def ay inhumation yoo xam ne lii moo la mais léegi da ngay gis man yooyu gisatuma ko. atum 2020 sëg yi yu ci bëri mi ngay fees la ñu gën di nemmeeku moo di ñuy ñàkk seen bakkan fii ci diwaanu Dakar bëri na lool ba jéggi dayoo. ñoom ña nga xamante ne ñoom ñooy gas lii di bàmmeel yi saa su nekk ñu ngi gën di yëngatu ci biir almeer yi boo seetee diggante Yoff ak Pikine lañ fa denc ci ay doomu aadama toll na ci fukki junni ak juróomi téeméer rek benn doomu aadama yoo xamante ne denc nañu leen fa. ñu dellu yëraat tuuti rek nañu daan doxalee ni ñu bari daan doxalee jamonoy Koley dara mbaa sax bal populaire bu at mi daan jeex la ëllëg 31 décembre nag ci la atum 2020 fas yéene ndar képp ñu dugg ci atum 2021 tax na nag ñu def taxaw seetlu ci loole ñaara ngi nii muy Mamadou Lamine Diouf ak Malick Faye ñoom ñaari génération lañu ku ci nekk ak nanga kaa dundee Maymouna Ndiaye. ñu ngi fii ci Médina rue 11 angle 22. bi ñu ñëwee ci bopp koñ bi fekk fi Mamadou Diouf ak i ñoñam ñu toog fii di xaar ku ñu yabal ay marchandises ci seeni oto ci jamono boobu ñuy fàttaliku ak moom li ñu fi duppee woon Koley dara. buñ ne mois de décembre mu ngi bëgg a ñëw ñu dem ci àll bi di wut mboq
gerte dugub buy lépp buñ paree dajale jaay jënd suñuy ganaar jënd la ci ànd ak lépp le même jour 31 ñu togg lekk fecc. amoon nañ nag benn kër boo xam ne moo doon suñ meeru mbootaay foofu lañ ko daan yóbbu buñ ko fa yóbboo nag suñ classe yu jigéen ñi dem toggal ñu ko bu guddi jotee ñi seen bàyyi fiiru wëcc la ñu ànd ak ñun baali ñi seen bàyyi d'accord nag ne ñoom buy lekkee ba pare nañ ñib si ñu ànd ak ñoom. ndaw bi moom bokk ci beneen génération Saint-Sylvestre neneen la ko daan féetee. boobu ñu ngi CM bi ñu tollaan 31 après dañuy woote benn kermesse maanaam fu ñu def retrouvaille parce que ñii ngi CM ñii ngi lycée ak booy yi nga xam ne ñu ngi nekk foofu def primaire ci dëkk bi. suba ji bi nga xëyee des fois ñu def journée en herbe poser ay questions booy ñu répondre ñu defal ne ay quelques exercices après bi ñu añee ba pare ay sumbagay na ñëw fa tëgg fecc yooyu après bu guddi gi ñu continuer def soirée dansante. bu njëkkoon daan yàkkamti 31 décembre ñëw ndax kat àndandoo bi dem bi ak dikk bi ak li ñuy woowee jàppalante. la ca gënoon na neex bu jubsee ni ñu koy préparé parce que bu jubsee képp gune gu tukki woon sax da nga njibi si ndeg mbumbul maaba neexoon na daal neexoon na suñ temps 31 daal neexoon na waaw neexoon na trop. at bi 31 décembre am na neneen nuñ koy féetee ndax kat mbas mi nga xam ni moo lëmbee réew mi jamono bi nga xam ni nit ñi daawuñu am jot ku ne di waajal sa feet at bi dañ koy gàttal. kenn ku ne mën nga ko féete sa kër yow sa njaboot ngeen togg ci ni lekk xam nga toog waxtaan ak xale yi loolu da ci am solo. ma ngoog ñu koy jaajëfal bu baax a baax Maimouna Ndiaye ñu wax rek ci njàngale moom nga xamante ne jëm na ci wàllug sëy te nu ko doon wax fan yii yëpp UNESCO nag bëgg koo dëxañ rek ci programme njàngum tout tànk yi dooree ko ci primaire bi ba nag ni nag ñu ngay wéy di ko ŋàññi fële ca diwaanu Ndar it gis nañu ne ña fare ci wàllum njàng ma nee nañ du ca dal ay kàddu la yu ñu yëkkati dénk ko Ousseynou Diop. ñun si suñu gis-gis dañu gis ni ministre bi daanaka li mu wax tegu ko fenn. ndax su fekkee ni woon teg nañ ko fenn kon bay ñële di ñëw génn seen programme ñu xam ne programme bi lii moo fi nekk waroon nañ ko tere waroon nañu attu waroon nañu bañ mais bañuñu te xamoon nañu lan moo nekk ci biir programme bi aujourd'hui ñu dem ba ñëpp taxaw ni déet mu ni non non il n'est pas question ñuy wax loolu sax nekkul à l'ordre du jour ñun dañ naan ministre dafa nekk di fooyee jàngalekat yi di fooyee askanu Sénégal di fooyee xalalu réew mi. ci waxee dem ba ci biir moom mu ñëwaat ni non non loolu du looloo leen tax a jóg donc ñu jàpp li mu wax rek di ko xaar tamit di ko xool mais aussi bañ di nelaw aussi foo ñuy taxaw di xool di surveiller di prévenir di alerter pour que ñu war a wax ñëpp wax parce que tey képp kuy chef religieux. képp kuy parent d'élève képp kuy sénégalais war nga taxaw. ñu wax ci wàllug caada wàllug taarix rawatina ak la ñu nama amal ca dëkk bu sell boobee di Touba mu nekk nag benn dal boo xamante ne juróom-ñeenti étage la fas yéene doon la ñu ca bëgg a dugal nag mooy mbooleem bagage yi nga xamante ne Serigne Touba Xadim Rasul bàyyi na ko fi loolee nag muy lu am solo njabootuk Serigne Touba nag daal di ci dooleel Akon mi nga xamante ni moom mooy ambassadeur bu projet boobee am na sax lu ñu ca jot a xaatim Ibou Diouf. maquette bi moom daanaka yemb na fi ñu koy tabax tamit leer na ñi ci war a dugal seen loxo ñëpp a jóg taxaw loole nag ñu ne musée bi ñu nar a tabax Touba ñu duppee ko Kër Barkeelu léegi mu jàppandi. musée bi bon day symboliser quand même le départ de Serigne Touba ñaari bâtiment la benn bi mooy bi muy wàcc si géej gi di julli beneen bi mooy bâtiment bu rond bi nga xam ni objet Serigne Touba yëpp moo si nekk. bâtiment bi mën nañoo wax ne bon c'est juróom-ñeenti taax boo ko calculer noonu muy 35 mètres de haut ça fait 17 000 mètres carrés. gannaaw jumaay Masalikul Jinaan ci Ndakaaru nag njabootu Cheikh Ahmadou Bamba fas yéene sumb beneen projet loolu nag ñu wekk ko ci li nga xamante ne mooy bi le musée. art ak civilisation islamique am na fi waaye dafa am touche africaine bu ca nekk loolu yoon mu dafa am lu mu ci indi muy loo xam ne adduna daf ko war a xam ndax. humanité yëpp ñoo ko moom ndax xam-xam la te xam-xam dëkkul fenn ñëpp ko bokk. bi li tax ma ñemee ko yëkkati ak sumb yi nga sumb muy université mooy damaa xam ne dafa am rapport ak xam-xam masalan dongo yi jàng ci université bi ku ci bëgg a def recherche rawatina lu jëm ci yoonu murid boo li nga soxla lépp da nga ko fay fekk. lu tax li neex ma mooy
dañoo am histoire boo xam ne ñu bëri xamuñu ko te soo xoolee Sénégal mooy commencement bi pour lu si bëri surtout africain américain yi parce que ñoom ñi ngi Amérique te xamuñu lan moo leen fa indi mais dañoo am history boo xam ne Amérique amu ko. suñu history bi wax suñu story bi nu mu demee ñoom ñu dégg ko bu baax te kenn gënul wax story bi surtout waa Touba. musée bi nag ñu ne dinañ fas yéene ñëwaat ci li nga xamante ne mooy taarix ak lu aju ci wàllu mouridisme jaar-jaaru Cheikh Ahmadou Bamba ñu ne nag dinañ ko màndargaale ñaari bateau benn bi nag ngir fësalaat li nga xam ne mooy bi mu bàyyeekoo fii ci Sénégal beneen bi nag yemoo bi mu fi dellusee ñu ne ñaari bâtiment yooyu dinañ ci def lépp loo xamante ne dafa aju ci taarixu yoonu murid. ñu koy jaajëfal Ibou Diouf yéen it sant leen gërëm leen bu baax a baax yéen ñoo ñu fare woon ci machine bi ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti Aram Touré ma bàyyi la yow it nga wéyal ci Soir d'info. jërëjëf Fatou Kiné Deme